asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu àddina sépp di nuyu spécialement képp koo xam ne doomu Sénégal nga di doomu diggante Mbàkke ak Touba tey nag sunu vidéo bi nañ ko def spécialement pour Mbàkke ak Touba ndax dañ naan baykat sa weewu tànk ñoo ngi ñëw di ci am lu ci leer lu am solo benn mooy ànd soppi ndoxu Mbàkke ginnaaw bi ñu yóbboo waa CNO ci yoon si tribunal grande instance de Diourbel ba am si ñoom ndam ndax li ñu doon bañ mooy expertise analyse yi defoon ñu xoolaat ko dem nañ ba tribunal may ñu ndam ñu defar analyse yi jox ko waa Institut Pasteur ñi nga xam ne ñoo yoroon coronavirus bi pour ñu def expertise xool ba xam ñun analyse yi ñu defoon liñ ci wax dëgg la wala dëgg bu dee dëgg nag foofu danañ am fu ñu jaar ak ñoom. te loolu jàpp nañ dëgg la parce que laboratoire yi nga def fii si Sénégal lañ nekk kon ñu ngi ñaan képp koo xam doomu Mbàkke la bul leen kenn menacé bul leen kenn napp seen o munta sonal kenn ci leen parce que dañ ñoo tooñ loolu na ko doomu Mbàkke yëpp xam kon loolu foofu laa ci am beneen bi ñu ñëw si wàllu pollution bi nga xam ne moo am Kambey nekk wetu Bakel xam ne sonal nañ ña fa dëkk entourage ba te it loolu baaxul ci jaww ji su tawee pollution boobu bu wàccee dem ci suuf gi daan dem ba ñun sunu ndox du ñu ko mën a jariñoo kon loolu bàq ya kàmb yooyu fa nekk xam ne fa ne naan tibbee suuf gi tabax jumaa ja ak yeneen kooku ñoo ngi interpellé l'état du Sénégal ñu jàpp ci loolu interpellé le khalife général des mourides ak képp koo xam ne nii kilifa diina nga nekk Touba foofa war nañ caa wax ndax ñi fa dëkk ñi ngi bëgg a dee ak bronchite ak asthme te it am na si ñoo xam ne day ñëw sax denc seen i néew fii ci bàq ya seen crise asthme déclenché à cause de loolu am na ñoo xam ne dañ fay jëlee fa infection pulmonaire te loolu du sagu Sëñ Tuubaa kon nag ñun war nañoo xoolaat suñu diggante ak Sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax ndax Sëñ Tuubaa kat bi mu naan Tuubaa rasaxlaahu taala min kulli maxruufi wa maxuufi waxoon na suñu borom dana ko aar na ko dëkk bii di Tuubaa ba pare kon nag saayir gi ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe Seexul Xaadim dëkk ci dëkk bii di Tuubaa ak Mbàkke war nañoo ba xool lu taaral dëkk bi xool loo xam ne nii dana jekkal dëkk bi ci wàll yépp loolu nag di si interpellé waa Touba sa kanam ndax Sëriñ Touba kat amul morom bu ñu ko dee wax yow mi ko wax war ngaa fexe ba amoo morom ndax Sëriñ Touba moo ne illa yaxaadallahu xilmal awliya ka anbiya wa rusuli wa naydiya kon bépp yónent buñ fii yónent yu fii dégg wala xut bu sara wala xaw samaan Sëñ Tuubaa daraja ju yëpp tey jii Sëñ Tuubaa am na ko waaye nag amu ko ba pare ndamoo de ndax danga na gis ni ab yónent yi wala xutbu samaan wala xaw samaan suñu borom defal ko dara jooyu muy bàkku ba nguur suñu borom gi yëg ko moo tax Sëriñ Tuubaa ñëw na sanadu haadin hadiman biddali min ama ay sa sini ilaa amarahin dara jooyu yëpp suñu borom may na ko ba pare ñu ne ko la nga def mu ne bala moo tekki laxasaa yooyu saa taxaw kon ki ñu am war nañoo xam mooy kan muy Cheikhul Khadim ñun ki ñu am war nañoo xam mooy kan muy Cheikhul Khadim kon murid yi war nañoo gën a góorgóorlu ci liggéey Sëñ Tuubaa bi bàq yi pollution ba fa am bëgg a mel na mbëbës dëkk bu tedd bii di Tuubaa xam ne pepp suuf bu ne taxawaay ne taxawaay juma pepp suuf bu ne taxawaay ne taxawaay jàkk kon pollution boobu je crois que yaakaar naa ne information boobu jàll na mën nañ see taxaw bu baax a baax a baax a baax ndax bu ñu ko defee rek sëriñ bi mën nañ see am ngërëmal Sëriñ Tuubaa kon pollution boobu xam ne mën naa ne asma lu ne nañ ci taxaw ci kàmb yi fii nekk ci boori Bakel li ci des mooy li tax a jóg dëgg-dëgg laay mooy ñu ñëwaat ci hôpital yi dafa am ñaari hôpital yu rebelle yu nekk diggante Mbàkke Touba mooy district sanitaire bu Mbàkke Bawol centre de santé Mbàkke ak hôpital établissement public de santé hospitalier niveau 2 bu Ndaamaatu te loolu sax dañ koy nëbb nanguñu ko fësal ba tey seeni këyit rek la yem kon ndax hôpitalu Matlaboul Fawzeyni ñu ngi góorgóorlu am naa ci prévu leer am naa fay jinne kon ñu ngi may xamal ne ñu ngi hôpital bi ngi góorgóorlu bu baax ba ci district sanitaire bu Touba te docteur Ndeye Maguette Diop jiite ko bon comme ñu ngi am ay garab benn problème la amoon mooy xaalis bi nga xam ne ni comité de santé yi ñoo ko moomoon di 18 millions yi ñu ngi may xamal ne ñu ngi koy lijjanti ak leneen mais kon li ci am solo dëgg mooy hôpital Ndamal ak
dàq gi ñuy dàq ñu abusivement lu ci gën a garaaw loolu la jaral lijjanti foofu laa njëkkee benn mooy am na ñu doon jaay ticket ñoo xam ne nii ay gor ñoo xam ne liggéey nañ si hôpital bi 18 ans barki Serigne Saliou kenn mësu leen xamal caaxaan kenn mësu leen xamal ak jubadi kenn mësu leen xamal lenn ñu xëy ne leen te nee nañ ay contrat à durée indéterminée lañ woon ñu xëy dàq leen abusivement yónni leen ay huissier di justice ak tappale ni ñu dugg ci ñu xamal ne ñooñu danañ ci taxaw wax naa ko président conseil de la jeunesse bu Mbàkke ne ko ñii liñ dàq su dëkk bii di Mbàkke mën na 100 personnes kon forum civil Birahim Seck ñëpp nañ ko yëg ñu jëflanteeg le directeur hôpital de l'hôpital Ndamatou docteur Moustapha Souran jëflanteeg moom bu baax parce que ay mbiram teg ko ci yoon te benn affaire yaa ngi dàq ay jarbaatu jàmbur di jàq ay rakki jàmbur di jàq ay borom këru jàmbur ñoo xam ne nii dañ doon liggéey di yóbbu seen i kër nga xëy tuumaal leen tuumaal boo xam teew ko fen te bàyyi say jarbaat yoo xam ne nii sa ñaari jarbaat yoo xam tox yaa mbaa li ñuy liggéey ci hôpital bi sax te loolu ñu xam ci lu wóor a wóor pour te dire yàmbaa ji ñuy tox sax dem nañ ba di ko distribuer ñeneen te ñoo ñëpp xam nañ leen bu ñu moytu nag police leen jàpp te loolu lu wér la te kuñ bu ñu la weddee si ñaari jarbaat yooyu ñu dafa leen ay prélèvement c'est des drogués te yàmbaa ji yow yaa koy indi Moustapha Souran xamuloo ko nag parce que man du ma tumaal kenn damay wax li may wax dama koy teg fu leer indi gi nga koy indi xamuloo ko indi gi nga koy indi ay xaritam ñoo lay jox ab saak na la yëre diwa ci nekk soo demee nga yóbbu ko nga joxaaleel ñu ko saak boobu ñu lay transport na nga xam ne saak boobu yàmbaale dafa ba fees tel bu diggee ci hôpital bi yàmbaa jooju moom la ñuy tox ci hôpital bi di ko distribuer ñeneen réseau la te loolu xam nga li ma lay wax bu baax a baax kon nag sa jarbaat yoo xam bi ñëw ci hôpital bi yàgg amuñu benn qualification nga defalee ay contrat à durée indéterminée bàyyi ay nit ñoo xam ne nii vraiment liggéey na ci hôpital bi 18 ans 20 ans 25 ans mënuñoo am benn contrat tu crois que ça c'est normal te ñu ne si pays de droit lañ nekk man li may wax j'assume te nee naa le dossier yi ma yor foofu génne gu ma ci 10% am na yoo xam ne nii bala moo gën a neex sax ñu taxu ci kanam procureur parce que bloc opératoire boobu opéré nañ fa malade boo xam ne nii myomectomie lañ ko doon opéré biñ demee di ko ubbi dañ ko ubbi foie bi nag jàng seen kanam ñu tëjaat malade bi barki Serigne Sall lu wér laa leen wax te chirurgien bi daf loolu xam na li may wax j'étais témoin oculaire et auditif kon foofu te loolu li ko waral mooy lan commerce di xëy def ay 150 écho kenn nit def 150 écho loolu fan la ko médecine légalisé benn hôpital bi def ay 300 écho 250 écho mais war a ay laparoblastie dafa daan bëri war a opéré nit ci li opéré ko ci leneen te li may wax lu wér kéng la loo xam ne ni ñoom seen bopp xam nañ ne xam nga nit koo xam ne nii ba nga naan ko ba nga koy jëlee hôpital ba nga koy dàq ci hôpital ba da ngay jékki-jékki def ko préavis de fin contrat bàyyi ko hôpital ba 1 mois muy tourné te li 1 mois muy tourné xam ne dossier yëpp protocole opératoire yi nga xam ne masta wa def yëpp daf koo jël denc nekk te yow lu mel nii dana mas xew di jël ay nit di leen opéré loo te amuñu diplôme boobu ñu war a opéré ça c'est très grave ça mais nag loolu genre blanchiment d'argent la nit ka nga koy def loo il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut c'est ça di ne nit ñi il faut que ñuy jox nit ñi la nga xam ne diplôme yi ñu am foofu àdduna bi toll nga jël ay doomu aadama fañ parce que wañ leen war a fay 500000 400000 nga jël ay nit formé ne su taabal taf di leen fay ay 80000 ak 100000 lis des ko dugal sa poste booy justifier 500000 ça c'est extrêmement grave kon hôpital boobu li fa xew xam nañ ko ba nañ bàyyi commerce bi te liggéey ndax hôpital waroon naa def li Touba Ca Kanam def ni hôpital ba waroon na ko mën a def di tabax ay centre de santé di tabax ay hôpital parce que la fa dugg ci xaalis 26 ans nga nekk ko ci nguuru Moustapha Souran 26 ans nga nekk ko ci hôpital te jëriñoo Touba dara jëriñoo Serigne Touba dara sagaloo Serigne Saliou bu ñu waxee nga naan noo kër sëñ ba laa naan kafe naan kër sëñ ba kafe saa su ne ak dem kër sëñ ba saa su ne ak jëriñ sëriñ ba la sëñ Fall waxoon rek mbir mi moom longo fi am dañ leen longo indi ñu leen wala ñu kocc la yóbbu la feneen sëriñ bi mën nga fay nekk lool sori ko nga sori ko lool jege ko kon
vidéo boobu na ngeen si bàyyi xel bu baax te ngeen xam ne maa ngi ñëwaat si yeneen vidéo am na nag keneen ko duggoon di am yeneen yu muy wax di jéem a tontu mais nangu te génne turam waaye loolu maa ngi leen di xaar te man yaakaar naa ne lu waay def rek xam naa ko lu waay def rek xam naa ko nit bu fekkee da nga ñeme di am looy wax dafal ni man dafa sa vidéo xool nga wax mu leer kon actuellement nii pour tey foofu laa yem danaa ñëwaat semaine prochaine beneen live parce que maa ngi information yi grave yoo xam bis bu génn àdduna tukki mais li ci am solo mooy jox leen nit ñi seen àq ni ngeen dàq abusivement c'est pas normal c'est ça la vérité te ngeen bàyyi tappale yi jërë ngeen jëf